dañ koy liggéey que ne tey ku nekk bu xëyee ñaari loxoom di fonctionner war na mën a xëy xool lan la mën a def ci àdduna lan la mën a créer qu'est-ce qu'il peut faire qu'est-ce qu'il peut fabriquer voilà pour mën a jëriñ boppam jëriñ askanam ça c'est très important tey gis naa ñu bëri bu ñu xëyee damay dem lijjante lu ma lekk donc yar boobu ñuy yar suñu bopp c'est pas normal gis ngeen fii pays développé la les gens se sont levés tôt yi ngeen gaar bi à 9h xool leen instant bi ñii ñëpp dañoo xëy dem liggéey voilà te pourtant bu ñu toogoon seen kër dinañ am lu ñu lekk dinañ am lu ñu naan mais dañu xam ne def charme vie wu nit mooy liggéey luy def charme nit mooy mu mun a créer mu mun a def li nga xamante ne dina ko jëriñ askanam jëriñ boppam ba du tàllal tey ñun dañuy dem di fali on pense qu'on élit un président de la République non on élit un mendiant parce que ki ñu fal tey dañ ko fal pour mu dem di ñu lebal dañ ko fal tey pour mu dem di ñu ñaanal moo tax bu ñu nee banque mondiale ñan ñoo fa ëppi bor mooy ñun noir yi ñun ñoo fa ëpp bor banque mondiale ñun noir yi rek la ñu ràññaatle suñuy bor la ñu gën a ràññaatle parce que ñun dañu am bor bi nga xamante ne dafa bëri na bëraay bi nga xamante ne te ñun amuñu entrée d'argent lu ñu créé lu ñu inventé bu ñu nee oto tubaab yee defar ñëw jaay ñu donc tout ce qui est produit ça vient de chez eux lépp luy gagné xaalis si ñoom lay jóge ñun dafa mel dañu jël rek sànni ñu nañu dem leen wayaan donc c'est pour vous dire que tey ñi nga xam te ne ñu gunge woon Macky Sall au mois de décembre mu ñoo leb si xaalis nañu xam ne xaalis boobu mu leb si woon amuñu lu koy produire lu ko mën a fay mooy même suñu ressources yi ñu am sax mënuñu ci jëriñu parce que duñu toog ba imaginer naka lañ ko mën a utiliser transformer ko ba mu jëriñu ñu am ci bénéfice mooy même ressource sax dañ koy am mais xamuñu naka la ñuy def pour am ci bénéfice moo tax tubaab bi comme xam na ne ñun bu ñu xëyee dañuy dem di lijjante xaalis moom bu xëyee day liggéey donc moom day toog di xool marché bu mu mën a jël occupé wu ko ba ñëw moom ñu noot ñu parce que ñun boobaa ñu ngi ci mumbaay bi parce que ñun dañuy fal nit mu nekk fi bu jëlee xaalisu dëkk bi sànni ko dañ koy tàccu bu jëlee xaalisu dëkk bi dem ndaw talee ko dañ koy tàccu dañ naan moom moo baax boobu noonu la ñu war a jël dagg ko mooy ku nekk bu xëyee au lieu muy dem di wër ji fa lëg mareem di jaar pour mu jox ko sarax na xam ne xaalis dañ koy liggéey xaalis kenn du ko lijjanti mooy bu xëyee na dem wut lu mu créé ñaari loxoom suuf bi ngeen toog sax def ci ban sax def ko ay def ci ndaal sax créé la loolu boo ko jaayee mun na la jox xaalis nga jël sax létt ñaari nit wër jël da ngay man gisoon naa géej waay koo xamante ne muuma la góor la bu xëyee lu muy def rabboom lay jël ak baamam buntu kër bu nekk mu romb xool ku bëgg mu léttal ko doomam mu fay ko mu léttal ko doomam mu fay ko mu ngi doon jox boppam salaire te pourtant au même moment tu voyais dans ce quartier là ñoo xamante ne am nañu loxo am nañu gémmiñ am nañu tànk waroon nañu mën a dem fëgg kër gu nekk ndax ñëpp dañuy leetu pour def comme moom am si salaire mais ñoom non pena dañuy nelaw ba n'importe quelle heure kii liggéey ci kër gi moo ñëw jox leen ñu lekk bu ñu paree te daat dem toog ci taatu garab bi waxtaan li jënte lii dëkkandoo bi fa naa neex jëkkëram wala jabaram problème mu koñ bi jeex na donc loolu amul benn avancement mooy li ñuy def nii amuluñu benn avancement la preuve moo nekk damay def fii live di wax ci farine da ngay gis partage yi day bëri tout le monde partage mais boo commencé wax nit yi dem leen liggéey rek nga gis ay ñetti partage ngay gis ay ñaari partage ngay gis parce que mel ne nit yi fu ñuy wax luy développer luy créer luy jëmal dëkk kanam dafa mel ni ñun dafa mel ni intéressé wuñ ko tey bu maam ñëwoon fii sol yëre bu rafet ñëw taxaw seen kanam ne leen xoolal sama robe beex yooyu partage bi day gaaw les gens partagent vite kaay leen xool leen yëre bi moom de pour la première fois maam léegi sañse na pour la première fois maam maquillage na mais pourtant bu leen maam newee kaay leen ñu liggéey kaay leen ñu defar tu vois pas beaucoup de gens qui viennent et c'est décevant te defar boobu moo tax ba bu subaa kenn duñu ñee di nga tubaab du cotiser yi ñuy def nii diw feebar na ñu cotiser ko diw dee na ñu cotiser ko bëriwul ñu cotiser la xale yi def nañ ko bu ñu waree dem sorti dañuy togg ñoom seen bopp seen gâteau jaayal ko seen bopp mooy tubaab doomam day judd rek mu won ko ne xaalis dañ koy liggéey kenn du ko lijjante
fii xale yi ndaw xam nañ ne boo liggéeyee dañ lay fay xale bu ndaw xam na ne boo bëggee am xaalis il faut nga liggéey ba man benn anecdote rek bu ndaw sama doom semaine dernière mu ne man dama bëgg tel poupée donc il faut que ma liggéeyal la quelque jaay tuuti pour mën a am lu ma jëndee sama poupée moom xam na ne yaayam day xëy fajar dem liggéeyi papam day xëy dem liggéey pour am xaalis moom tamit xam na ne bu bëggee am poupée il faut mu liggéey donc il faut que ñun loolu dès le bas âge au lieu ñuy jàng suñu doom yi ni ñuy lëmbalee nu ñuy feccee dëgg la am na ñuy tekki ci fecc bi mais c'est minime nañ leen jàngal li nga xamante ne tey jii saa bu ñu xëyee nañ am xaalis nañu mën a créer doomu tubaab dès le bas âge day jël sax di créer entreprise am di créer benn savon benn ba ñuy leen di woowee ay surdoués ñun am nañu ay surdoués de mais nos surdoués on les transforme en nullards ñoo xamante ne mënuñu dara l'esclave de la société tey il faut que loolu mu dagg il faut que ñun bu ñu toogatee di def ay association ay mouvement ñuy def li nga xamante ne ça crée les gens travaillent les gens peuvent être autonomes il faut que liggéeyu tey bépp africain bépp sénégalais fu mu toog l'autonomie l'indépendance mooy nga làmb sa poche fin du mois làmb sa poche daj nga feebar war a mën a faju nga làmb sa poche faj sa bopp loolu moo war a nekk foog naa suñu combat de tous les jours tey boo leen gisee suñu njiit yi respecté wuñu parce que ñu bëri bu ñu xëyee leur combat de tous les jours du ñu am autonomie on peut toujours faire quelque chose dans la vie bale mbedd sax baleelu nit ki buntu këram sax mu fay la sax liggéey la mooy Sénégal ñu toog ne aw ma liggéey tey bu ñu rombee ci kër kenn mun nañ ko ne man de aw ma xaalis tey au lieu nga koy tàllal loxo bàyyi ma balal la sa kër wala ma raxasal la bool loolu sax liggéey la mooy loolu jox na la xaalis xool leen li nit yi soxla tey nit dina non dëkk bi amul liggéey effectivement mais dëkk bi amul koñ bu amul liggéey Sénégal c'est impossible parce que dañuy gis koñ boo xam ne dañu la amul liggéey te pourtant waa koñ bi yëpp dañuy lekk jën lan moo tere jeune bi amul liggéey foofu dem jënd ji jën ñëw di ko jaay waa koñ bi dañ naan koñ bi amul liggéey koñ bi yëpp dañuy lekk ceeb te ku ci xëy di nga jënd ceeb lan moo tere jeune bi nekk ci koñ bi dem di jënd ji paletu ceeb ñëw teg fii ci koñ bi ku bëgg a jënd ceeb jaar ci moom non da ngeen di toog naan liggéey amul si koñ bi yëpp da nga naan koo wax mu ne la koñ bi amul liggéey te pourtant ku xëy dana sangu lu muy sangoo saabu dem sax créer sa saabu bu ndaw xool dugg ci internet bi xool nu ñuy créer saabu ñoo jaay ko waa koñ bi sax def na liggéey donc liggéey yaa naa tout le temps mais bu fekkee nañu teg suñu cerveau yi ne déedéet liggéey mooy nga toog ci bureau liggéey mooy nit embauché la comme ñi mën a embauché Sénégal bariwuñu léegi ñi nga xam te ne amuñu embauche dañuy toog di xaar embauche ku amul embauche créer boppam nu muy def ba embauché loolu mooy jëmale dëkk kanam mooy bu leen toog di xaar état embauché leen non ku la embauché wul nga embauché sa bopp mooy nga toog xool sa askan xool si àdduna war nga mën a créer dara on peut toujours créer quelque chose toog sax defar benn banc sax parce que koñ bi yëpp ñëpp dañuy toog ci banc peinture ko sax dem jaay ko buntu kër di nga trouver tout le temps nit ku ko soxla mooy le marché est là mais les gens ils réfléchissent pas pour voir quel marché conquérir tubaab bi day toog di conquérir di analyser marché di xool ku marché bi muy conquérir mais ñun duñu xool marché bi ñuy conquérir ñun temps bi ñuy on perd trop de temps dans des choses inutiles tey temps bi ñuy perdre ci yenn yi di toog di waxtaan di lijjante Pierre-Paul Jacques mënoon nañu conquérir ay marché d'énormes marchés tey bëgg a conquérir marché moo tax ba tubaab bi di daw si Afrique parce que xam nañ ne y a des choses à faire te que ñun suñu cerveau yi dañ ko wàcc mu endormiru ba de telle sorte que bu ñu xëyee ñun ñu ngi wut ku ñuy embaucher du ñu xalaat ne ni ñun war nañu mën a embaucher ay nit war nañu amal suñu bopp suñu propre société war nañu créer des plans de choses yi ngeen route yi ngeen fi gis yëpp fii tali bi leer na ay nit yu mel ni ñoo ko tabax ñoo dem créer seen entreprise defaral ko seen bopp ngeen foog ni premier nit yi doon créer am nañu ay bac plus 10 non premier nit yi doon créer ils sont comme nous ëpp ñu lenn ëpp ñu benn cerveau tey ñi ngeen di gis Auchan yi amuñu bac plus 10 ils sont comme tous les Sénégalais moo tax bu ñu jëlee ñi nga xam te ne jànguñu école ñu leen di isoler dans cette société là ñooñu noonu am nañu seen compétence yi nga xamante ne
ñun bu ñu leen rejeté ne ñoo jànguñu école da ngay def ba nga xam te ne ku jàngul école sax day xeeb boppam danaa man jànguma moo tax mënuma def lii mënuma def lële alors que même ku jàngul école tey yàlla mun na ko may ci loxoom li mu mën a créer loo xamante ne moo ëpp li nga xamante ne kii nga xamante ne am na bac plus 10 bac plus 20 tey di nga gis koo xamante ne amul jàngul école tey Sénégal te doon na milliardaire ci commencé lan ci jël sareetu suuf moo tax yenn saa bu ñu naan kaw-kaw yi jóge dëkk ba mais kaw-kaw yi jóge dëkk ba rek ñoom rek a tekki Dakar parce que kaw-kaw yi jóge dëkk ba ñoom bu ñu ñëwee Dakar xam nañ lu leen indi ñoom dañuy passer à l'essentiel parce que bu ñu jógee dëkk ba benn gel du leen nopp ci koñ bi parce que dañ naan kaw-kaw la donc comme ñoom xam nañ ñëw nañu rabaissé nañ leen ñoom du ñu rus a jël seen sareet di jaay seen suuf du ñu rus a jël seen sareet di jaay seen ngooñ ñun dem nañ ko ba jaaykatu ngooñ bi jaaykatu ngooñ lañ koy woowee duñ sax jaar ci këram turam pour dire que ne diw la tudd non jaaykatu ngooñ bi mère bi doon jaay këriñ pourtant tout le monde connaît son nom non vendeuse de charbon mais vendeuse de charbon c'est pas un nom lu tax mënu leen jaar ci turu mère bi ne diw nii la tudd donc c'est pour dire que discrimination boobu ñuy def noonu au sein de nous-mêmes moo ñuy rabaisser ba pare di wàññi ñi am compétence ba mënatuñu ràññaatle kan moo am compétence ak kan moo amul compétence tey il faut que ñun ñëpp ñu gëm ne ku nekk gëm sa bopp parce que gëm sa bopp dafa baax gëm sa bopp moo tax ba boo créer benn affaire wala ngay jaay benn affaire da nga ciy wóolu sa bopp ba nga xamante ne da nga koy mën a jaay da nga koy mën a valoriser parce que aussi bien que ngay valoriser sa produit di valoriser sa compétence tu te valorises toi-même tey nag gëm sa bopp boobu noonu ñu wàññi manqué na ci ñu bëri ci ñun te am nañu état boo xamante ne mettre en place des systèmes yoo xamante ne tey mooy tax ba ñun ñu gëm suñu bopp mooy lépp lu nekk état lépp lu ñu état defar sur place nii c'est pour nous rabaisser parce que discrimination bi ça commence au sein de l'état ku am mbokk ci état bi moom il est mieux considéré que ku ci bokkul def nañ ko ba ku ñu nommé ministre avant moom muy liggéey avant ñu xam compétence am waa koñ bi yëpp ay fecc parce que ñoom dañ naan seen soxla feju na mooy léegi lañ doon lijjantee di dem faneen dañuy ñëw ci kër ministre bi kër ministre bi defal leen ko c'est pas comme ça non il est ministre pour travailler pour le Sénégal mais ku ci nekk bu xëyee boppam la war a liggéeyal parce que bu fekkee ne ministre dafa ñëw pour servir seen poche di yëkkati la mu war a defaree dëkk bi di leen ko jox dëkk bi du avancé loolu tax Sénégal avancé wul loolu tax Afrique avancé wul parce que ñun ñi suñu bopp ñoo dul wàcc ministre yi ñu def seen liggéey bu ñu falee kenn dañuy foog ne famille ba la ñu fal bu ñu falee kenn dañuy foog ne yaayam papam ni jaayam ñoom ñëpp dañu war a doon milliardaire moo tax cochon première communion moom tamit moom mu ngi def gratte-ciel parce que moom foog na ne frère am président la rek moom dafa war a doon milliardaire parce que ñun suñu société si boppam ñun ñoo leen teg yóbbu leen fi nga xamante ne ñoom yegguñu fa léegi nag bu ñu bëggee loolu dagg lépp si ñun lay dépendre tout dépend de nous voilà ñëpp képp ku yàlla may ñaari tànk ñaari bu yeboo ñu bëri nag dinañ mer parce que bu ma nee ku yàlla may ñaari tànk na dem liggéeyi maire yax paa yi nañ dem liggéeyi bu leen dara jotulee dañ ciy gis seen bopp te fii nit day am ba 100 ans sax bu mu nee dem liggéey day liggéey mais ñun xamuñu ne liggéey tant que am na la main d'œuvre yi mais les gens ils se lèvent pas pour travailler da ngay gis nit yi fainéantisme Sénégal da ngay gis à partir de 50 ans nit ki nee na la famille yëpp damm na mënatul liggéey alors que 50 ans mun na liggéey 70 ans mun na liggéey ci kaw mu fekk mu am tànkam am loxoom dara manqué wu ko muy jouer de ses facultés intellectuelles mun na liggéey kon man je pense que ne tey bu ñu bëggee avancer il est temps que ñun ñëpp ñu jóg liggéey créer balaa multinationale di ñëw moom dëkk bi moom ñun noot ñu parce que ñun déjà de farine bu leen di nuyu da leen sukkal moom jaay na ngoram ba pare léegi bu fekkee ne ñun ñi nga xamante ne ñoo war a sauver l'honneur jéem a sauver l'honneur de la peau noire l'honneur des Sénégalais ñun dañu ne yafang ne yasang dañuy périr parce que esclavage bi muy ñëwaat doon mooy ñun ñooy doon mbindaanu tubaab bi parce que dites-vous bien que tubaab bi du nangu mukk nit ku ñuul di ko noot à plus forte raison nit ku ñuul ku ndóol ku mënul créer dara koo xamante ne duggul ci eeru création donc loolu yëpp bu ñu ko bëggee abolir parce que nee naa abolition dañuy wax abolir nañu esclavage entre parenthèses
mais ñun ñoo ci génnagul bokk ñun ñoo ci génnagul parce que ñun il faut que ñu dugg ci air bi imposer wu il faut s'imposer être confiant moo tax maa ngi leen di woo yéen ñëpp autant que vous êtes ku ci nekk bu mu nee def au moins benn 1 euro ci litchi bii ma ubbi pour au moins ñu mën a créer lu ñu moomal suñu bopp am na ñu moomal suñu bopp ba nga xamante ne ñu ne au moins sénégalais yi ñu ngi créer am na lu ñu moomal seen bopp loo xamante ne amal na njëriñ seen dëkk tey am na problème yu bari mën nañ ko régler suñu bopp te soxlawuñu jaar ci ñoom soxlawuñu yalwaan parce que tout le temps on cotise alors que am na système yoo xamante ne tey jii buñ ko fi mettre en place problème day am kenn du dem cotiser dañuy jël ci loolu rek dem faj problème bi ànd ak sutura ku nekk dund coolement kenn du toog naan diw ñoo ko defaloon ñoo ko yalwaanaloon parce que il faut respecter la dignité humaine te il faut que ñu respectante la meilleure façon de se respecter mooy nit ki sax boo koy dimbale nga dimbal ko ci sutura c'est-à-dire ñu def ay structure yoo xamante ne tubaab am na assurance bu deewee ci assurance ba lay jël dem suul niwam kenn du ko xamal dara seen mbokk seen état bëgg na leen bëgg ba nga xamante ne ubbi na ay système yoo xamante ne ku ci feebar wala mu dee à l'étranger dañ lay rapatrier tranquillement ñun tout est organisé ñun nag bu dee yàlla dañoo nattu ñu nga xamante ne xamuñu luy organisation dañuy lëmbal di dem ci ay mariage ñun au moins ñun ñu conscient ñu jéem a regroupé wu def des actes concrets yoo xamante ne tubaab bi duñu xool bët bu mu ñuy yabee parce que yabel bi dafay bëgg a yàgg tey bu ñu bëggee yabel boobu dañ c'est pas ñuy toog naan non France dégage France reste tubaab bi dañ ñooy noot non il faut s'imposer autrement il faut s'imposer dans le travail il faut s'imposer dans la création il faut s'imposer dans les choses concrètes yoo xam te ne dañ ciy teg seen bët xam ne ñun tey jii ñoom li ñu mën nañ ko fu ñu mën a dugg mën nañ ko fa dugg nañu bëggee dund bu neex noonu la ñu bëggee dund bu neex nañu bëggee lu set noonu la ñu bëggee lu set parce que ñun bu ñu imposer loolu dund ko boobaa état bu fi toog si suñu waaw lay doon mais fii ak ñun dañu toog wacc état lépp di leen seetaan lu ñu def neex na bu ñu jëlee suñu xaalis di ko baax na suñu mbokk yi bu ñuy dee ci buntu hôpitaux yi baax na dina dem ba nga xamante ne maman Marie maa ngi lay nuyu bu baax a baax dina dem ba nga xamante ne kenn duñu jox considération bu ñu waroon jox kenn ñu ko jox gis ngeen fii maa ngi ci TER bi fi ma dëkk sori na TER bi dafa am ñu jóg fajar di ko bale defar ko ba mu set mais c'est parce que dañu ñëw fekk waa dëkk bi imposer leen ko parce que buñ ko balewul mu tilim waa dëkk bi ci boppam ñooy génn wax leen seen bopp mais nag waa dëkk bi ci boppam ñoom tamit am nañu discipline bi nga xamante ne du ñu jël di sànni ci mbedd bi parce que xam nañu mbedd bi ñoom ñoo ko moom donc c'est vice versa tey bu fekkee ne amuñu état boo nga xamante ne respecté wuñu ñu won ko ne ñun respecté nañ suñu bopp ba pare bu ñu paree ñu imposer ko respect mais fii ak ñun respecté wuñ suñu bopp jóguñu wan ne ñun développement force man je parle de cette nouvelle génération tey képp ku judd ci génération bii nii wàcc ci 70 dem ci suuf nga xam te ñoo am entre 40 ans ak 30 ans ak 25 ans tey waratuñu toog di nelaw alors que am nañu internet on peut créer war nañu dugg ci monde moderne bi chômage bi ñun suñu bopp war nañ ko mën a wàññil suñu bopp mooy di créer ñi tane dimbale ñi nga xam te ne ñu néew mi doole pour ñu mën a sukkandiku parce que c'est vraiment dommage ñu toll ci ère bi nga xamante ne technologie avancée na internet avancé na ku bëgg a togg boo demee ci internet bi xam na ñuy toggee ku bëgg a liggéey boo demee ci internet bi créer boo bëggee tabax sa kër boo demee ci internet bi ñu wax la nooy móolee nooy tabaxee te mënuñu développer mooy on a l'arme du développement entre nos mains tey bu ñu développé wul rek si ñun la neex ba pare ñu boole si ñu am l'arme de la communication parce que la communication est importante tey yàlla la communication elle est gratuite mooy tey lépp li ma xam bu ma ko bëggee may sama morom dama ko koy may facilement sans contrainte lu ma ko bëgg a xamloo tamit dama ko koy xamloo sans contrainte il y a quelques années pour cotiser nit ci pour jox ko
ñun ñëpp ñu déggante ko c'était pas possible mais gis ngeen en une fraction de seconde mun nañu cotiser kenn ku feebar Sénégal yónnee ko mu faj mais il faut pas s'arrêter à des cotisations pour donner il faut pas s'arrêter au social parce que internet teguñu ko fi rek pour social yi nga boo ko fi tegee pour social clients yi yëpp dinañ jóg am na ñoo xamante ne léegi internet bi léegi avancé boo xamante ne dañuy dem Snapchat ah def ci benn góom benn bobo ne ñoom ñu ngi hôpital te dalalu hôpital ñoo yónnee leen photo bi ngeen cotiser donc c'est l'arme pour l'arnaque il faut que ñu won Sénégalais boo leen bëggee tekki il faut ngeen liggéey suñu enfant de la rue yi nekk ci tali bi di yelwaan bu fekkente ne sëriñ bi da leen bëgg a dimbale da leen jàngal métier boobu noonu ñu di ko jaay pour mën a fay seen étude noonu la tubaab di def c'est-à-dire boobu da ngay def étude travail comme que sëriñ ga mënu leen a dundal mu jàngal leen métier au lieu mu leen jàngal yelwaan parce que yelwaan du métier te xale boo jàngal yelwaan xale bu màggee day foog ni yelwaan boobu métier la non xale bi mën nga ko def loo dessin ñu def ko tableau dem jaay ko loolu c'est fierté parce que xale bi nga xam ne moom li mu liggéey moo ko doon fayal jàngu alxuraanam li mu doon liggéey moo ko doon fayal jàng école am tey am na ñu bëri tey dañuy dem di mindaanu ndax lan dañuy dem mindaanu pour mën a fay seen jàng parce que ñooñu dès le bas âge dañ leen jàngal ne boo bëggee tekki da ngay liggéey mais tey mënoo leen jël ay xale teg leen ci tali bi ne leen dem leen yelwaan ba pare ngeen bëgg ñooñu demain ñu tekki ñooñu yelwaan la ñuy xam te tali bi am na gens am na sàcc am na viol am na góor jigéen y a tout xale boo ne demal yelwaani ci mbedd bi bu demee tase pédophile bi jox ko xaalis tëddee ko ah def na ko góor jigéen déjà yàq ngeen avenir u xale bi tey monde bi ñu toll nii ah waratuñ jël benn xale di ko def ci mbedd bi benn xale waratu la toog ci mbedd bi étant donné que gis ngeen xale yi ñuy rendi xale yi ñuy sàcc donc le problème est vaste mais le thème c'est le travail seul le travail paye nañu jàngal suñu doom yi même liir buy doogu juddu sax jàngal ko bu commencé dox rek ne xaalis dañ koy liggéey def nañ ko ba américain lan moo tax du perdre temps nee na time is money mooy saa yi bu juddoo rek day daw fi ñuy wutee xaalis fa lay dem bu leen nee xaalis neexut ñi leen naan xaalis seytaane la yëpp di dem bés bu nekk jàkk di dem bés bu nekk église boo leen mayee saako duñ ko sànni ci mbalit bi donc même ki lay ne xaalis seytaane la sax boo ko ci mayee saako du ko sànni ci xaalis bi kon boog bu dee xaalis seytaane la seytaane bu neex la seytaane bu baax la ndaxte seytaane buy nooyal dund la boo mooy liy sucre vie l'argent en fait partie moo tax bu ñu leen gëmloo nëpp ne xaalis seytaane la bu leen ko gëm leen yàlla boole ci bëgg xaalis boobu parce que bëgg xaalis boobu noonu moo leen jox ambition ngeen dem liggéey mën a fajal seen bopp mën a seen bopp ñu nekk ci diaspora bi ñu ne xaalis c'est pas parce que yow sa yaay wala sa papa fayal nañ la étude rek c'est une obligation nga yor leen à vie ne leen toog leen bu leen def dara non c'est pas un investissement parce que seen doom yi ngeen defar noonu ñooñu dañu am ay doom yu ñu war a defar seen doom yooyu tamit bu seen doom yi màggaatee aussi voilà tout le monde est responsable de ses enfants non pas responsable de ses parents il faut que ñu nekk Sénégal ñu xam ne ni même bu ñi nekk ci diaspora bi amee xol bu rafet di leen dimbalee c'est pas une obligation boo xam te ne dañ ko war a def parce que traumatiser ngeen seen doom yi ñu bëri ñu bëggoon sëy fii mënatuñu sëy ndax lan dañuy yónnee Sénégal boobu noonu tas na sëy yu bëri yónnee Sénégal yooyu noonu tax na am na ñoo xam te ne tey seen doom yi amuñu daal wala amuñu kër wala mënuñu dund normalement comme les autres donc c'est pas une obligation il faut que ñu nekk Sénégal qu'on les oblige à aller travailler tant que ñu ngi am ñaari tànk ñaari loxo ñaari bët mën a fonctionner même ña amul tànk sax ñu wutal leen ba deuxième tànk ñu dem liggéey ñu tubaab bi def ka amul loxo ñu wutal ko deuxième loxo mu dem liggéey mais que tout le monde se prend en charge il faut arrêter cette vie parasitaire parce que c'est pas normal tubaab di yeewu 4 heures du matin 5 heures du matin ñu nekk diaspora bi 4 heures 5 heures du matin di dund seen président bu bëggee dimbal day ñëw parce que yéen a ngi nelaw ba midi di dem ci ay ngénte léegi boo leen bëggee leb pour faju da ngeen ñëw fii bu loo leen bëggee def da ngeen ñëw fii après da ngeen ma ne waa tubaab bi dañuy jël suñu ressources yi mais tubaab bi bu ñu jëlulee suñu ressources yi ñun sax mënuñu am defuñu lu tax suñu ressources yi duñu jëriñ parce que defuñu ay structures yoo xam te ne mën nañu exploiter suñu ressources
won dañ leen wan ne ñun lu ñu am soxla wuñ ko ñoom tamit ñu won ñu ne ñun loolu ñun ñooñu ko gën a soxla ndax xam nañ nañ koy utiliser donc tey bu ñu bañee ñoom ñu ñuy exploiter il faut que ñun on se met tu vois en face qu'on met en place ay systèmes yoo xamante ni nit yi nañ jóg liggéey le travail matin midi soir ngeen incruster ko seen bopp yi au lieu que ñuy incruster suñu bopp yi ay dem ci ay Wally Seck dem si Wally Seck du métier Wally Seck du métier tubaab bi dañuy liggéey ba pare ba nga xam ne seen poche yi fees na dell après benn yoon ci at bi sax ngay dégg kenn dem na ci benn concert mais da ngay gis ne chômeurs yi ñoo gën a fees ci concert bi parce que dañuy wër di ñaan nit dañuy ñaan sax pour am lu ñu demee ca concert am na ñoo xam ne dañuy leb pour dem am lu ñu demee ca concert ba Lemzo Touré dinaa la envoyé cagnotte bi bu ma paree live bi nii ñëpp ñu bëgg a bokk ci cagnotte bi participer dinaa leen envoyé litchi bi comme ça ngeen participer ci litchi bi voilà amul nag somme précise à partir de 1 euro rek la ñu laaj ku am 1 euro au minimum mu dugal ci ndax foog naa bu ñëpp defee ku nekk 1 euro bu subaa Sénégal lépp dina dox lépp dina avancer te dinañu wan état ne ñun on est prêt pour le développement parce que loolu porte pour wan état ne on est prêt pour le développement mooy fi ngeen toogee di yàq fi ngeen toogee di lëmbal ñun xale yi ñun ñi nga xam te ne ñoo juddu ah vers les années 70 80 ñun on est assez conscient que ne on est en retard dañu tardé par rapport ak tubaab bi dañu tardé par rapport ak chinois yi dañu tardé par rapport ak indo yi nga xam te ne dañoo ñuul comme ñun karaw yi rek liis moo ñu différencier ñun dañu tardé par rapport ak ñooñu donc il faut que ñu dugg ci ère moderne bi il faut qu'on s'impose dans tous les domaines dama bëgg tubaab bu ñëwee Sénégal moo xam ne ñun ñoo moom Sénégal bokk ñun ñoo moom Sénégal ñun ñooy commandé Sénégal c'est nous qui décidons mooy Sénégal waruñu doon ay sous-chef on doit être les chefs de chez nous ñun ñoo war a moom lépp lu ñu ne entreprise bu baax bu joxe xaalis ñun ñoo ko war a moom bu ñu nee Sénégal le Sénégal pour les Sénégalais xam nga tubaab dañu naan la France pour les Français le Sénégal pour les Sénégalais mooy mënoo nekk sa dëkk ba pare doon sous-chef non da ngeen nekk seen dëkk mënoo leen nekk sous-chef wala esclave seen dëkk esclave dëkku tubaab bi dëkk esclave dëkku chinois bi mais au final dañ naan ñun dañu judd pour doon esclave non il faut s'imposer man de je veux pas être sous-chef chez moi je veux être chef mooy bu ñu nekkee bu ñu tolloo fi ñu toll nii tubaab yi ñëw suñu dëkk ñoom ñoo ñu war a mindaanul bokk suñuy mindaan ñoo war a doon ay tubaab parce que dëkk bi suñu dëkk la xam nga ñun ñu doon chef yi mooy ñun war nañu am xaalis bu bëri bi nga xamante ne peut-être c'est dans mes rêves mooy bu ñu bëggee am mindaanu tubaab dañuy wax mindaan bi tubaab bi kaay mindaanoo ñu kaay baleel ñu parce que suñu dëkk Sénégal ñoo ko moom bu ñu nee Sénégal le Sénégal est noir xam nga donc bu ñu nangoo ñun tubaab bi ñëw def Auchan bénéfice bu gën a rëy moom koy am ñun ñu doon mbindaan foofu ñun waratuñu doon ay mbindaan suñu dëkk parce que tubaab du doon mbindaan dëkkam dem leen Paris boo leen di xool éboueur yu ci gën a bëri xam la nit yu ñuul parce que ñoom nee nañ duñ doon mbindaan seen dëkk duñu ramasser mbalit seen dëkk ils se donnent le choix ñun nag ñu ngi nekk suñu dëkk ba pare ñu ne on n'a pas le choix si on a le choix si on se bat on a le choix on a le choix de s'imposer on a le choix de dire non ji nga tey lu yàlla tegu fi kenn lu mu mënut yàlla ba mu sàkkee Sénégal dafa ne ña fa nekk yëpp nit yu ñuul lañu ña fa nekk yëpp sénégalais lañu newul ne ña fa nekk yëpp mbindaan tubaab yi waxul bu ñuy accoucher ñun waxuñu woon suñu yaay yi ne boo leen accoucher ay mbindaanu tubaab ngeen accoucher non dañoo accoucher juddu comme tubaab yi ni ñu juddoo parce que ñoom judduwuñoo couche ñun judduwuñoo couche ñoom judduwuñoo cuillère en or ñun judduwuñoo cuillère en or donc juddu bi ñun ñoo ko yem ñu juddu nekk Sénégal ñu ne la Sénégal 5e réserve mondiale de gaz yàlla ba muy wàccee gaz bi newuloon pour ñun ñu doon ay mbindaanu tubaab kene tubaab yi ñoo ñëw tànk yóbbu ñun ñoo leen di tànkal sax defal leen ko ci ay citerne après ñoom ñu dem jaay ko bénéfice bi ça les revient loolu nekkuloon ci contrat bi ba ñuy créer Sénégal bi yàlla di tabax Sénégal loolu bokkuloon ci contrat bi kon loolu bu ñu toogee ba croiser les bras ba tubaab bi ñëw imposer ñu ko c'est que suñu ñàkk fayda la parce que ñun duñu ñëw seen dëkk ba pare di leen imposer seen xaalis ak seen dëkk
nañu koy doxalee mais nag ci kaw ñu bañ a tee yelwaan ay dem yelwaani ji di lebi ci comme waa APR noonu waa Benno Bokk Yaakaar ñu yeb waa village bi yëpp dugal leen ci avion pour ñu ñoo leb si vous êtes vraiment ridicule ñi ngeen fayal avion rek ñu ñëw xoolee nombre de billets yooyu ak déplacement bi ak xaalis bi ngeen yàq ak ñi ngeen fay pour ñu ñëw tàccu leen pour ngeen leb vous êtes ridicule ñun jamono bi ñu toll nii bëggoon nañu toog tubaab dañoo lebal bokk ñun suñu dignité mooy dañu juddoo benn dignité boo xamante ne permettre ñu ñuy dem di ñaan tubaab ñun duñu tàllal loxo tubaab dañu bëgg Macky Sall xam ne ni fii am na ay africains yoo xamante ne tey duñu dem ASEDIC duñu dem fa ñuy joxe aide ñoom dañuy fay impôt moo dañu won ne tubaab yi ñoom la ñu mën ñun mën nañ ko et que dinañ toog ba doon ay chef seen dëkk ñoom ñu ñuy mindaanul di ñu baleel comme naka nañ ko suñu maam yi ñu leen ko doon imposer mais fii duñ leen imposer dans la règle de l'art parce que amul benn contrat bu ñu bind que ne tubaab amul droit mindaanu nit ku ñuul binduñu ko fenn ba ñuy judd newuñu woon ne tubaab warta nekk mindaanu nit ku ñuul aussi bien que ñoom war nañu mën a liggéeyal que ñun war nañ leen mën a liggéey c'est pas normal ñu nekk Sénégal tool yi tubaab bi def nañ ko ba ay étranger ñoo ñëw di bay ci seen dëkk dañuy dem di jëli ji ay rom ñu ñëw di bay seen dëkk ñun nag contraire bi la tubaab bi day ñëw léegi mu jël ñu ñun comme ñun ñoo nekk suñu yaram yi dañ ko jagleen mbindaanu ñu bayal leen seen tool yi pour ñoom ñu tekki dañuy jënd ay champs des hectares et des hectares de terrain ay noirs ñoo fay nekk di bay comme esclavage yi temps esclavage yi bu ñu paree ñu defal leen ko ci oto emballé leen ko ba mu baax ñoom ñu doon ay milliardaires di dem ay paradis fiscaux di fa dem di bronzé wu di dugg di am ay Porsche di dugg ci ay avion ñun ñu des ci ndóol mi rek te duñu toog bay mbalak ne li ñu leen di bayal nii bu ñu ko jaayaloon suñu bopp tey dinañ am vacances yu neex comme ñoom dinañ mën a nekk ci doowal ci ay Porsche ay Ferrari am dund bu neex ba pare il faut que ñu utiliser suñu moyen bi pour mun a xool ñoom suñu li ñuy jël suñu dëkk naka la ñuy def ba jaay ko ñu dem jaayal ko suñu bopp pour mën a tekki loolu mooy développement foofu lañ leen di woo yéen waa APR waxuñu leen ay ñoom Ouzin Keita yooyu noonu di ne jigéen yi dañoo war a dem mbaraan mooy défendre ñuy mbaraan man ça m'étonne pas nga mu bokk APR parce que APR yéen ñëpp am rab yéen ñëpp amul ku bokk APR rek da nga am rab bee boo ñu dëppal la parce que yëfu rab rek ngeen def ay genre clip yooyu noonu dañ ko war a censurer en temps normal clipu Ouzin Keita bi dans un pays des gens normaux dañ ko war a censurer parce que genre clip yooyu noonu mooy xale yi dem leen càggatu ci mais da ngay gis sax wóor na ma ne Lëg Marème mu ngi koy seetaan Lëg Marème mu ngi koy seetaan wóor na mu ngi ciy lëmbal parce que moom il trouve que c'est normal il trouve que c'est normal demañ ko ba il est temps que ñun ñu jóg ñun ñu bokk ci APR bi il est temps que ñu jóg xeex imposé wu parce que waa APR ñoom seen devise xam nga mooy lan toj nañ fi moo tax Sonko il a bien trouvé le mot ñun dañuy tabax yéen da ngeen di toj dañuy tabax parce que esprit da ngeen am rab yéen waa APR da ngeen am rab dañoo war a nëppal donc moo tax da ngeen di toj yeneen toj dëkk bi yéen a ngi yàq dëkk bi Benno Bokk Yaakaar tu vois tout ce qui est mauvais ci dëkk bi yéen a ngi koy def mooy da ngeen am rab yéen ñëpp xam lu ñu naan pas boobu noonu farine nag rayal nag yu ñuul yi mais foog naa ne nag yu weex lañ ko war a rayal ñu ndëppal leen yéen ñëpp waa APR yéen ñëpp benn par benn dañ la war a ndëppal parce que bu ñu leen dëppalulee dëkk bi day tas parce que yéen ñëpp da ngeen toj yéen fi indi expression bu kenn amut mooy toj dëkk bi yéen da ngeen di toj léegi nag comme ñun dañoo xam luy lan moo nekk tabax parce que ba monde bi monde ba léegi man dama gis tubaab bi dañ naan on construit yéen rek laa dégg ngeen naan on détruit il faut vraiment nga bokk ci APR pour ne man léegi la nit ñu baax ñi defoon yëpp dama koy détruire damay toj seen président nee ngeen moo fi toj effectivement moo fi toj da day yàq rek moo raw kaña ci biir kër yéen a fi toj effectivement parce que Kouramaki boo ko gis xam ne tojkat la moom du tabaxkat Modou Macky pareil day toj du tabax donc genre nit yooyu noonu mënuñu def développement il faut que ma woo ñi nga xam ne xam na lan moo nekk construire on est dans un monde où les gens ils construisent ils fabriquent ils créent donc dans un monde où les gens fabriquent ils créent
ñëpp ñi nga xamante ne dañuy toj dañ leen war a interner boobu dans une maison psychiatrique parce que ñooñu acteur de sous-développement la ñu dans tous les domaines acteur de sous-développement. Farine génne na fi premier ministre nee na amatuñu premier ministre mooy wane ne ñun sous-développement bi ci gën a dinañ gën a dem ba nga xamante ne tiers monde ñun ñoo ciy jël ndaare bokk moom ñun ñoo nekk ñi nga xamante ne ñoo gën a ndóol ci tiers monde bi parce que ki ñu fal day toj du tabax donc maa ngi leen di souhaiter yéen ñëpp une très très bonne journée voilà di leen woowaat yéen ñëpp di leen faire un appel je vous tends la main yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi fas yéene bëgg a tabax bëgg a defar on vous tend la main autant que vous êtes ñi nga xamante ne dañoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar bi tamit te fekk dañ fa bokk accidentellement mais amuñu rab c'est-à-dire tabax la ñu bëgg ils veulent construire on vous appelle parce que construction bi tey la war a démarrer waruñu xaar ba 1000 ans parce que bu ñu fi toogee 1000 ans c'est 1000 ans de retard donc il faut que ñu démarrer ko tout de suite maintenant ñay liggéey ñay tabax ñay defar ñay créer Sénégal jëm kanam